waaw rek di la laaj rek Joseph Koto mi dem rek l'international ñuy xool rek ni nga koy dundee boobu ba léegi. waaw ñëw rek di feddali ñaan yàlla xare ko àjjana ñu ñëw seet si woon njaboot gi parce que Joseph dem na mais njaboot gaa ngi fi ñu ñëw pour andi participation ministère bi ci turu président Macky Sall aussi demin bi ni mu amee moo tax gise bi sax day delloo si waat douleur bi parce que bette na demam bette na waaye comme ni ma ko waxee léegi fédération taxawu nañu ko Cheikh Seck ancien international bon moom tamit taxawu na ko def na lépp lu mën les anciens internationaux yéen ñëpp mobiliser ngeen gunge ko ba ci këru dëggam bu fekkee ne nag seede te yàlla daf ko soxla ci ku génn àdduna seede yi ñu fi dégg yëpp seede dëgg la te ku seetlu it xam ne noonu la doon doxe kon dañuy rafet njort fa mu nekk moom moo nekk ci dëgg ñun ñu nekk ci safaan waaye ku mel noonu bu daanoo ci xare parce que un entraîneur de cette dimension un international de cette dimension bu ko yàlla jëlee mënul nekk rek loo xamante ne lu ordinaire lay doon moo tax l'État est là les fédérations tous les sportifs se sont mobilisés pour ñaanal ko yàlla aussi taxawu njaboot gi parce que suñ ñëw fii aussi tey à part la contribution pour la prise en charge parce que ku am daji bari gan bari yeneen ak yeneen yooyu daf fi bàyyi ay doomam bàyyi fi soxnaam ñuy ñëw nag joxe suñu disponibilité encore pour que lépp lu mën a am ñi ko war a yëg ko lépp luñ ci mën a dox ko ba nga xamante ne moom fa mu tëdd njobootam nekkoon ci xolam njoboot gi mën a nekk ci jàmm mën a nekk ci condition yi nga xamante ne mooy condition yi ñu bëgg loolu feddali nañ ko jàllelaat président de la république parce que damay fàttali ne ba mu amee mu ngi woon Arabie Saoudite waaye terewul ci instant yooyu la tweeté pour jaale Sénégal loolooy wane importance su Koto ci li nga xamante ne mooy développement footballu Sénégal mais aussi développement Sénégal en entier. question bi rek message bi ngay jox anciens internationaux yi. waaw message bi ma lay jox mooy ñoom ay fierté lañu parce que nit ku ne da nga koy nangul li mu doon il n'est pas donné à n'importe quel sportif de porter le maillot national. donc su amee ñu ko mos a sol te defuñu ci li ñaaw xeex ba ñëpp xam ne ñi ay soldaalu réew mi lañ ñoom dañu war a continuer di éduquer du tere état bi ak réew mi considération bi mënta ñàkk parce que am na avant ko régime yëpp donc Cheikh li mu defal réewam ak yow mii li nga defal sa réew Koto li mu defal réewam loolu jaamu yàlla la ala kulli yàlla da la koy fay ci nii wala ci ne parce que ku taxawal sa réew yàlla delloo te tàggat yaram kenn mënu koo xeeb taxaw junjung yi di la rëkk ngay hymne national taxaw loolu joueurs yi la ko may ñii nga xamante ne fu nekk dem nañ donc nañu continuer seen amical bi vous êtes solidaires continuons à travailler et j'espère que bu ñu paree li ñuy tëgg ci charte yi nga xamante mooy tënk sportu Sénégal dina am beneen dimension bu ñuy jox les sportifs de haut niveau surtout ñi nga xamante ne bàyyi nañu ci reconversion bi mun a am jumtukaay yu ñu ko defee ba ku ci nekk sa jàmm mais comme ci lii la ñu nekk muy disparition te ma gis seen taxawaay c'est un exemple ay nit bu ñu bokkee mbir su naqar amee wala bànneex am dañu war a sentir cette solidarité c'est ce que j'ai retenu ci keroog bi ñuy def levée du corps bi Cheikh moo wax ci seen tur waaye foo tourné gis international ñun ñi nga xam kaw ga lañ nekkoon des fois yow sax ba nga dee tur damay fàttaliku ci transitoire lañ doon dégloo di dégg yenn tur yi tey yàlla def na nuy gisee cela veut dire que vous n'avez pas lâché vous êtes toujours là et vous continuerez en tout cas à être là à encadrer cette jeunesse là. Merci monsieur le ministre merci. waaw maa ngi toog ak le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck Talibé Cheikh muy nit ku baax nit ku social nit ku yaatu daal moom laa toogal di ko war a laaj nag ci sunu président sunu secrétaire général bi dem muy Joseph Koto salaamaaleykum président. maaleykum salaam CNS. waaw ñu ngi lay ziar di wax ni rek xam naa ni sa doomu ndey dem na. waaw dem na bon dem bu metti mais aussi dem bu dal xel parce que li fi nekkoon keroog si ay nit si jouru suñu xarit Joseph bi doy na waar daal ëpp na dayoo alors c'est vrai que ñun ñëpp nañu ñaan mu yéex
mais li mu am si nit moom ku nekk bëgg na ko am si jour bon c'est vrai que affaire bi méttoon na trop vraiment parce que daf ñu bett parce que xam ne feebaru tëjul benn yoon nga gis mu woo la ñaari yoon si journée bi ay 1 heure de temps avant nga xëy ñu ne denn kooku day metti bon man dama ne sax heureusement waxuma ak moom parce que bi mu fekk ma nekk si biir ay jàng laayeen suñu koñ foofu fa am benn kilifa bu mag bu nelaw mag si laayeen yi moom lañ doon ñaanal jour boobu alors bruit rajo bi tax mënuma koon jël alors bi ma génne ma koy woo muy jokk ñu ne mu ngi jokkoo alors ma di ma woo zam di ma woo si beneen téléphone bi mais te ma ne ko maa ngi but si jotuma ko mu ne ma non moom laa doy di jooy ma ne ko lan mën a dafa gaañu ma ne ko non mënul gaañu parce que mën na ma noonu dafa gaañu dafa am crise cardiaque léegi bon alors muy lu ñu bett nag loo xam ne xaaruñu koon si moom bon li si tax mu gën a métti sax mooy moom moo doon association bi yëpp moom ma ko doon doxal li mu si def wax dëgg yàlla nee naa man mënuma ko parce que moo doon doxal association bi commerce yi moo lay woo si suuf jubat la indiwaat la si biir groupe bi def yëfu mag daal yëfu mag yëfu kilifa ñëpp ñu koy parce que dama ne moom bu doon ni moom doxaloo loolu yëpp peut-être association bi amicale bi tas na bu yàgg mais dama bëggoon rek ñu aussi ñu ñaan yàlla kenn bu koon li ñu dal ñi ñu xam ne àdduna du dara jaru fi dara ku fi jàpp dara tam da ngay dem doo ko yóbbaale ñu gën a nekk benn ñu gën a jàppante gën a baalante di def lu baax di wax lu baax parce que nee naa que keroog kii bi ñu mën a ko def lu baax moo xew léegi si àdduna bi def lu baax moo fi xew daal wax lu baax tam moo fi xew ku def leneen nag nga bàyyi ko mu def leneen mais daal ñu baax ñëpp les gens nit ñi yëpp xam nañu léegi def lu baax moo fi xew loolu moo fi am parce que lu baax la ñuy téye leneen moom kenn du ko tudd sax dañ koy nëbb alors affaire daal méttoon nañ trop mais bon dañuy rek delluwaat si yàlla bon di ñaan yàlla suuf sedd si kawam bon lu mu ragal yëpp yàlla bu mu ko gis fu mu jëm noonu te aussi yàlla teg loxo si njabootam parce que njabootam aussi jabaram ku baax la ku dal la ku gëm yàlla la bi ma koy mujjoo sax manque dara maa ngi naan kan côté daal dama ñëw takk tànk bi si bopp lal bi comme day xëy génn kër gi ba 1 heure minute mu ñëw nekk si affaire association bi ba di ko dara naan kan amical bi sax bu ñëwee xam naa parfois mu taafantoo amical bi bon c'est vrai que am na benn moment aussi chaque ñu doon gisante man moom El Hadj Diouf di préparé une réunion ba bii sax loolu ñu doon préparé parce que symposium Ligue Pro bi moo tax ñu renvoyé loolu moo taxoon mu demoon foofu pour lijjantiwaale rek la wàll parce que foofu lañ ko bëggoon defee alors affaire bi am. alors ma naan jéem a kii daal da nga war a takk tànk bi si bopp lal bi parce que parfois day taafan naa maa ngi seet Cheikh Seck tamit du ma ko sax séen noonu ku baax la woon ku oyof vraiment ku bari jàmm man butti mosuma gis mu mer vraiment mu au contraire te man heure bu nekk laa ko daan yee lu neex laa ko daan defloo mu nangu ko nag te moom mag wax dëgg yàlla mais daal lu nekk xale mën na ko defloo lu nekk bon ku baax la woon ñu naan yàlla mu teer ko si àjjana yi gën a kawe waaw yàlla teg loxoom si njaboot. jërëjëf dernière question bi moom mooy message bi ngay wax internationaux yi. non message bi may ndox mooy li ma wax rek sànq junj naa ko si biir wax na leen daal fii àdduna dara jar fi dara il faut ñu ànd mais ànd tamit groupe nag moom c'est comme ça dafa am ñu baax am ñu doy waar am ñu mën a ñuy xeex am ñuy wax lu leen xalaat bon loolu nag mooy àndandoo parce que ñëpp mënuñu jàpp ne ñëpp dañu war a weex tal loolu c'est pas possible mënul nekk alors moo tax ñun foog ñu xool à commencer par man. ñëpp foog ñu xool suñu matadi ku nekk ñu baal ko quoi parce que bu dee da nga nar a topp man ak sama matadi ak sama suufe mu ndaw nga bëgg a xeex ak man chaque jour parfois moo wax loo xam ne du noonu parfois tam kenn ñoo xam ne loolu il faut que ñu xam ne ñun ñoo bokk yàlla moo ñu boole te fii la jaarale boole bi parce que ay ñoo xam ne dañu et puis ñoo xam ne amical bi tamit aussi du tous les jours la ñu nekk si lu nekk dafa am jot amical dafa am jot liggéey tam am jot mënuñu nekk nam si panel ma amu ci sax jot nekk si panel di wax si boobu ngoon non loolu dañu ko war a bàyyi loolu di wax yoo xam ne tam du noonu il faut ñu effort ñu ñëpp ku nekk war na effort si boppam te xam ne fii kenn gënu fi kenn man yàlla dafa def rek ngeen jiital man maa fi gën a martaji si groupe bi waaw man yàlla dafa rek ma nekk seen président ngeen wóolu ma si aussi dénk ma ko du sama mën-mën du sama ngóora du sama xam-xam du sama dara wax dëgg yàlla bon di encore di profiter di leen remercier si loolu si confiance boobu te wax rek ñu mënalante ñu baalante et puis ñëpp ñu bëggante parce que àdduna bi léegi loolu moo fi xew il faut que ñu baalante ñu bëggante ñu mënalante sinon rek du ñu mën a ànd parce que pour nga ànd ak nit foog nga bàyyi foog nga li mu mat dem nga bàyyi ko ànd ak moom sinon doo ànd ak kenn te groupe bi tam bu dee ku def juum nga dindi ko wala nga kii kon du ànd parce que man pour man mbooloo mooy doole bon ku wàññiwul da nga war a yokk waruñu wàññi groupe bi da nga war a yokk mais aussi foog ñu def effort ñun tamit c'est pas parce que da nga ne groupe la rek si laa bokk rek nga def n'importe quoi foog nga respecté sa bopp respecté nit ñi parce que am na xam sa bopp nit ñi de sa respecté duñu wax dara dañ la koy xool mais duñu la jox benn cër te loolu baaxul aussi di ñaanal rek yàlla gën ñu jubaatle nga defal ñu jàmm defal ko suñu ay njaboot
parce que léegi ñun ñëpp ay borom njaboot lañu il faut ñu ñaanal suñu njaboot toppatoo leen dañuy fàtte sax loolu parce que footballeur tamit ñun dañuy foog ne ay xale lañ ba léegi te léegi dootuñu xale waaw dootuñu xale il faut ñu màgg tuuti c'est vrai que yàlla moo ñu may loolu ñun bon on a l'esprit très jeune parfois amuñu benn complexe yenn affaires yi te loolu tamit aussi dañ koy sant yàlla mais daal di ñaan yàlla ñu nekk benn àndandoo def jàmm wax jàmm et puis ñu baalante loolu c'est important loolu moom mënul am moom c'est même pas la peine voilà. jërëjëf. ñu ngi toog ak Zamado ñu ngi lay ziar. As fay naa la maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk seen tur ak seen sant l'amicale des internationaux de football du Sénégal à sa tête le président Cheikh Seck ñu bañ a fàtte suñu président d'honneur El Hadji Malick Sy Souris voilà. waaw jërëjëf tey jii nii nag dañu nekk ci tiis tey jii nii kii dem moom ñu koy wax l'international Joseph Koto ku ne Joseph Koto ne Zamado Amadou Gueye Ndoye Ndiaye tey jii nii nuy dundee tey dem Koto bi. xam nga tey dañu naan alhamdulilah bien que si tiis lañ jóge mais Joseph Koto déjà il faut ñu wax lan moo doon rôle am si amical bi moom moo doon suñu secrétaire général mu jël poste boobu di ko doxal pendant des années tey bu amical bi egsee ba fii yàlla moom parce que amical bi traverse na fi ay moments yu difficiles yoo xam ne moom dafa jël son bâton de pèlerin dem seet ñi muy seet di ci def li mu ciy def ba yàlla indiwaat engouement bi yëpp man nag su ma diggante ak moom commencé wul ci amical bi parce que je def ma sa jël def ma rakkam mais suñu rapprochement bi quand même li ko indi ci amical bi la parce que depuis 5-6 mois du ñu passé benn fan ba nga xam ne gisantoo ñu wala waxantoo ñu téléphone tu dox mën a sànq alhamdulilah parce que bu ñu gisee nit yi ko ñëw uyu si pour gunge ko à sa dernière demeure mag ndaw monde sportif monde politique la famille chrétienne la famille musulmane mën nañu wax ne am nañ ci yaakaar bu baax parce que ku ñëw rek wax bi benn lay doon da nga naan sax Joseph ko dafa amoon rapport particulier ak ku nekk ci ñun donc loolu moo tax nañu sant yàlla bu baax bi nga xamee ne yàlla jël na ko te souffrirul yàlla def ñëpp ñëw ànd ak moom gunge ko ñaanal ko donc mën nañ am yaakaar bu baax pour moom. ba tey rek dañuy gën a sar rek ñëw ci président Cheikh Ahmed Tidiane Seck parce que dañu gis tey taxawaay bi waaw. non xam nga tey wax ci président Cheikh Seck pour man wax bu yàqu la moom li muy def du fii la ko doore bu sañoon frère am Joseph Koto daf fi nekk parce que je dis son frère parce que ñoom ñaar dañu amoon ay relations yu particulières man ne li ma doon dégg Joseph Koto di ko wax président Cheikh Seck sañu ma ko sax nettali parce que mënoon na wax Cheikh Seck lu ko neex Cheikh Seck aussi nangul ko soo leen gisee ngeen xam ne ñii ay ñaari nit yu yàgg lañ ba depuis de la fosse ba léegi nii Cheikh Seck nag li ma ci mën a wax mooy nañ ko ñaanal yàlla mu am fan wu gudd ak weer gu yaram parce que nit am na teraanga te jubalu ko ci ay frère am wala ci ay mbokkam mais Cheikh Seck lépp ci lu ñu nekk ñun ak ñeneen dañu def ci indi dooleem te booloo ko ak wax donc man duma ci sori moom Cheikh xam na man xam naa dañ ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam sàmm njabootam te yokk wërsëgam macha allah ndax kuy am di joxe moom dañ koy ñaanal toujours ngay am loolu laa ci mënoon wax ci président Cheikh Seck. waaw léegi dernière question bi maanaam moom mooy ban message ngay jox internationaux yi. message bi message yu jàmm la lii misaal la xam nga àdduna
loo gis dafa war a nekk jàngat pour suba xiiroo ŋaayoo jaru ko fi li ñu boole moo gën a fort lool li ñu mën a tàggale tey dañ ne on est des frères d'armes pourquoi parce que dañu sol même maillot ñu taxaw ñu tëggal ñu hymne national donc tey bu ñu doon dem guerre ñëpp dañuy ànd que chacun de nous se dise que man mën naa dee pour suma moroom pour man loolu lay tekki nañu delloo si waat xel yi ñu yéeneente jàmm lu ñu am mu néew mu bëri ñu bokk ko groupe nag ñëpp mënuñu nekk yem loolu dañ koy nangu aussi parce que mbiru yàlla la mais di lancer appel man de ku ma mës a tooñ ci groupe bi maa ngi lay jéggalu ku ma mës a wax baat boo xam ne te ginawul maa ngi lay jéggalu jéggal naa ñëpp tamit les gars aimons-nous les uns les autres ku am naxar ñu ñëw taxaw la ku am bànneex ñu ñëw bokk ko yow xam nga parce que lépp jéem na ba pare lépp jéem na ba pare dañu delloo si suñu xel yi maa ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di baalu ak ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jërëjëf am nañ mbégte lool nag wax dëgg yàlla toog ak le trésorier général bu AIFS muy Amadou Ndoye Ndiaye waaw Zamado tur bi moo gudd nag waaw attaquant de tous les temps dugal na fu ne nag grand bi moom ndaanaan pire ngi nii toog waaw jërëjëf.